خبيئتي دنيا سماكرة من فدوئي ما يرضاه يا من كل سبحان ولا أسر اسم السعاد غير الله إني ظننتك قلبا خاسئا مترا بأنوني ملك كثيرا فقيرا وتوبة قبلت محمدة رفعت مسوية سلمت بدين الله وقم لنا وقم لنا وقم لنا من سر بعدل من ظلم بوسل أن يلو وزل وسرقة يكذبوا ما بمنه وسواد سمي الله إني جملتك في داري آسفة استنسينا فكن من الله فلا تديني له نفسي معارككم مجيبني أيسما قبلك يا الله واجعل لساني وخلي ساكري كما رن المماح بما أنعم لي الله سبي يقيني في قلبي بلا وجر أتى أحيط يا كلام يا الله ولجعل الموتى عاد ومفردا من كل سر وكر منك يا الله واحفظ لي الجسم أي سرور فارخني بالقلب لا تبلي الهدى يا الله وكل نسيري من يسيري ما نفره اسمي مسرت وإلكم سما يا الله لا تنمنا وإما قد يرايوني لنك في الكل ما أقسى يا الله ونجني المسلمين معا وما جواليتي آمين يا الله واغفر لنا ولنا وسمائبنا وتب بنا وبها في الأولياء الله أنا تجاوز لأن الأمن فما وما سواك وأنت البر يا الله في برزق ما خبر من دعاء وسلم من كروب وخوف مدي الله لا تكبر بما ليس بخادر ولا تحيي رجاء فيك يا الله واسلما من مالك وسيما وقدرته من جميع خلق الله من كان يرسل ساه خير ويهلك ساه وفي وينصر من يخشاك يا الله محمد النصير خيار خائرنا بجنة الخلد يوم وصي الله عليه سلم وسلم دائما وابدا ومن خبره اليوم دين الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. mani Sëñ Tuubaa day benn murit ak benn doomu aadama buy nooy mënuloo ko fay ndax koo xam ni fanweeri at ak juróom-ñett ci sa dund ñu lay sonal nga wéet ak sa borom di ñaan te foo ñaan bind ni yàlla yàlla indi xéewal ci sama njaboot samay taalibe ak sama dëkk ak réew mi yépp ba léegi xéewal yooyu yépp ku nekk ni ci sa bët kon nag mu nekk loo xam ne du jeex ba àddinay tukki bàyyi na def na góor moo xam ne nag du jeex mukk ba lii tey am ci mbooloo ñu toll nii daje fii kon nag yàlla ñu ko yàlla fayal ci li ñuy liggéeyal loo xam ne dañ koy jël di ko jëriñoo ba àddinay tukki di ñaanal itam suñu Cheikh Sidi Maxtaar yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu ànd bu wér ba lépp li mu yéene ci yoon wi maamam jàppale ko bu mu taxaw ndax kat li mu tàmbali ku am xel war ngaa xam ne lii bu wéyee fu yoon wi àggoon ndax Sëñ Tuubaa ku ko fi toogoon rek boo ñëwee def loo xam ne day yéem nit ñi ndax loolu mooy li nga xam ne yàlla moo ko def may ko defoon nañu bi bu njabootam direct ñu bokk ci moom jógee fii dinañ jaaxle waaye li ñu gis xam nañ ni moom mbiram amul tànki gannaaw kon nag suñu Cheikh Sidi Maxtaar yàlla nañ ko fi yàlla bàyyi te mu continuer liggéey te liggéey boobu ñépp ko jëriñoo ñu ngi gërëm itam ñi nga xam ne ay jëwriñam lu mu yabal fii muy sëñ Bass Abdou Khadre ndax lii ñuy def di ko leeral balaa màggal gi agsi di wax ak nit ñi ndax màggal gi bu xase ba ñëw ñëpp a ngi ci yëngu ak fitna ba kenn du xam lu waral loolu te doomu aadama buy dox dafa war a xam lu muy def fu mu ko teg ak luy sàrti loolu sëñ Bass di ci liggéey bu baax boole ci nag njaboot gépp ba colloque bi nga xam ne mooy wàllu xam-xam sëñ Cheikh Abdou mu sëñ Cheikh Mbacke yor ko moom it doxal ci lu mu mën ndax ku gis ni mu demee ku gis li xew démb ku gis li nar a xew ba alxames nga xam ni wàccaayu lii du jaaxaan ku jàngale war nga xam ni lii xam-xam bu wóor moo ko def ak yéene xol waaye nag loo bokk boo cay dugg di ko def du yem ak ku ca bokkul surtout boo xamee ni li ngay def boo jàppee mu dem boo jàppul mu dem kon nag ñu ngi ci gërëm di leen ci wax loolu tamit ñu ngi leen ci sant di leen ñaanal seen barke maam yàlla na yàlla may ñu yàgg ko def yéen it ngeen yàgg koo fekkee li nga xam ne tey moo ñu fi dajale moo di waxtaan woo xam ni mën naa ni géej la sax ndax dañuy laaj lan la yoonu murid andi ci xam-xam ak nekkaay doomu aadama xanaa jéem ca wax ndax Sëñ Tuubaa li ko yàlla jox sekkare la mbóot la géej la itam guddi la ko tey bu jaxagul da nga cay wax la nga mën rek ba fa nga tem ñeneen ñëw wax ci biñ ci jëkk a jàpp boo xam ni waxtaan la boo xam ni lan mooy yokku yoonu murit ci njàngale
arabo islamique maanaam njàngum diine lan la ci yoonu murid yokk loolu lu am solo la li xew li passé ak li ci kanam loolu Sëriñ Xaadim Lo dina ci am kàddu yu ci sànni lenn rek laa ci wax mooy bu fekkoon ni 1960 ba l'an 2000 li nga xam ne nekk na ci ay xam-xamu arab bu ñu ko génnewul woon ci borom xam-xam ndax 1960 ba l'an 2000 dañoo jàppoon ni ci ñuy jàng alphabétisé yi ku jàng arab bokku ci ba li ñu naan taux de scolarisation arabisant dugguñ ci woon gannaaw di leen ci dugal ñooñu boo dugalee ñi jàng arab te loolu yoon murid andi ci lu bare bari daanaka 69 bi ñu doon wax da koy leen weesu 100% ba weesu te loolu murid yi def nañ ci lu bare bari ndax Sëñ Tuubaa daara ak liggéey la boole woon Sëñ Xaadim Lo xam naa ne dina ci agsi ci li nga xam ne am na ci yoon ci ko ci loolu ci fànn woowu. beneen waxtaan bi professeur Malick Ndiaye bi nekk université Dakar dina wax ci sëriñ nga xam ne Sëriñ Tuubaa andi na ko ci yoonu xalaat yoonu xam-xam ak yoonu jëf te mu lëkkale ko bu jëkk dañ daan gis ñoo xam ne dañuy topp diine topp yàlla ba xëy na sax fàtte ni xam-xam bu nekk dafa war a am jeexit ci doomu aadama yi ak ñoo xam ni dañuy yëngu rek te yëngu boo teguñu ko ci xam-xam boole googu Sëñ Bàmba boole xam-xam ak xalaat ak jëf loolu lu yéeme la te professeur Malick Ndiaye dina ko wax ci li nga xam ni jëlee na ko ci Masaalikul Jinaan sëñ bi wax ci loolu. am na itam benn communication boo xam ni bu am solo la maanaam lan la wolofal indi ci yar ci yoonu murid ñépp xam nañ Sëñ Moussa Ka ak ñu mel ne moom waaye loolu ni leen Sëñ Tuubaa sole woon ba ñuy mel ne ñuy tuuru di wax yàlla may leen loo xam ni du xam-xam bu njàng loolu am na loo xam ni def na ko ci yoonu murid ba lu ci bare ci leen ko xame te loolu rek sëñ bi jëklu woon mu yoonu géej gi ak lu mel noonu loolu itam lan la def ci xam-xam lan la dolli yoonu murid ñi nga xam ne ñooy taalibe yi lan lañ dolli ci seen xam-xam ci loolu kooku Soxna Maguette Sylla dina ko leeral ci ay fànn yu set rek sëñ Mouhamed Galaye Ndiaye professeur ca Bruxelles dina wax nag loo xam ni tamit lu sori la mooy lan la Sëñ Tuubaa andi ci yokk-yokk ak gis-gis bu ñu war a gisee njàngale ak xam-xam ci yoonu islam maanaam pilier islam maanaam kemu diine yi ak xam-xamu diine ak jëfu diine lan la Sëñ Tuubaa doole lii nag muy wax joo xam ne xanaa dañ cee cof wax ci ku nekk waaye dañ ko mën a jeexal tey waaye ni ñu ko tànn jox leen koy ku ne war nga caa mën a wax ni ko organisé nag wax nañ ma ne nañu jox kenn ku nekk 30 minutes bu ñu paree xëy na am na ñu ci bëgg a barkeelu pare woon nañ def benn pause waaye pour comme waxtu bi gàtt na dañuy tegale toftal ne ñeenti waxtaan yépp ñu tegaloo bu ñu paree nag ku ci bëgg a barkeelu ñu barkeelu lii daal la waxtaan bi tëddee maa ngi leen di gën bu baax di jox nag parole bi sa Serigne Khadim Lo directeur de l'Institut Al-Azhar de Dakar Serigne Khadim Lo directeur de l'Institut islamique Al-Azhar de Dakar maa ngi woon Serigne Khadim Sylla damaa jóg moom bàyyi leen Serigne Khadim Lo yaa yor kàddu di profitoo bu baax ci turu kilifaay diine yiñ ma jox parole pour ñoom ne nekkiin wu rafet bi Cheikh Amadou Bamba nekkee woon ak sunu maam démb Cheikhul Haaji Malick Sy radiyallahu anhu njëkk a génn àdduna talaata 22 talaata ba dellu si àllarba
sama maam alxaaji Abdullahi fekki ko muy juróom-ñeenti fan seen maam bu baax ba mais lool sëñ Sidi Bachir yaag sëñ Cheikh Ahmad Badawi yónnee délégation wu fukki nit maa ngi gëstu ñana waaye sëriñ Mbàkke Buso moo jiite woon délégation ba ñëw Tiwaawan ñëw Kawlax bind xasida lii la wax waa malikan li sunnati algarraai wa li duafaai wal aytaami loolu lii la wax mu ne shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata waaw ñaari jant yi sonañ ci atum jant Sëriñ Mbàkke bu sona maa ngi jooy ñaar ñi tegoon seen tànk ci sunna stop gone yi jël dem feneen jaay seen ngor am neneen nu ñuy soloo ne dañuy tuubal Sénégal ne ci sunna lañ ne taalibu Cheikhul Khadim boobu ba muy wax loola 22 la boobu sunna xewoo ko loolu laa bëgg a wax sëñ Mbàkke Buso dama ko jàng bu baax a baax a baax a baax waa malikan li sunnatil garraai daf ne ñaar ñi nga xamee ne ñoo tegoon seen tànk ci sunna sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ma ne ñaar ñooñu moo Cheikh Alhaaji Malick ak suma maam Alhaaji Abdallah suma maam Alhaaji Abdallah yi Cheikh Amadou Bamba génn àdduna mu yónni taawam bu baax ba mu jur ma man ak Sidi Lamine ak Ahmed Khalifa ak ki fi nekk Khalifa Alhaaji Ibrahima Niass bu baax mi lool mu dem ca sëñ Modou Moustapha waaw ñu ngi woy yi sama bàyyi tëggee yonent bi di def xasal bay génn ci xasal bi taxallus naan min nuurihi kullu badrin yabdu wa shamsu zawali lawlaahu maa kaana kawnun in kaana aynul kamaali sëñ Modou Moustapha ne ko ma ndax wax yi way yu jekk mu ne ko jekk na lool waaye sa baay li wax yonent bi néew na ko ko wax yonent sëñ Sam Bousso xamul nga ne ba ma waxee rek mu naa nga waaye li am solo mooy kaddu l'islam gi di kaddu kër gi ak relation yi ñu am loolu la am benn wa ma tontu benn waaye ne ma yow nga ne sëñ Tuubaa lu mu am te kenn xamu ko ma ne ko Baay Faal ñépp a ko koy xàbb te ku ma ne ku ne am na Baay Njaay nee na Baay Siise Baay nangam waaye diw Baay Faal ab président la diw Baay Faal ab Arabi Ñas la wasalaam bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xam naa dañ ci sànni ay juróomi baat ci yow yi nit ñi bokki jullit ak bokki taalibe ndax liñ ci bëggoon wax lépp ñu doon ñu tànn ñu def waxtaan yi def nañ ko sunu jarbaat professeur Moustapha Sorone moom mi nga xam ne moo jiite woon jataay bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax xam-xam Sénégal gépp nongo nañ ko ràññee yàlla dogal ñu daan dañuy ca maamu ji tëdd ji Seex Saliou Mbacké fa la ñu xamante sax moo ñu boole nuyu leen kon moom itam ñu ngi koy gërëm ndax xam ne lépp alal la moom tax li mu ci war def rek mu ko def li gërëm itam ñi nga xam ne ñoo jiitu waxtaan yi di mooy itam suñu doom Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo bi muy jeexal laa fekk muy agsi waaye moom itam ñu ngi koy gërëm ci taxawaay ba ak wax ju rafet ji nga xam ne wax na ko bi ak professeur Marie Ndiaye maa ngi ko koy jot léegi ci kàddu yu rafet li nga xam ne ak xalaat yi nga xam ne wax na ko ci mbirum Serigne Touba di gërëm itam professeur Galaye Ndiaye bi nga xam ne wax na fi moom itam wax yu am solo
ci rawatina ci wàllu tawxiid te tawxiid noonu mu ko waxee rek Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wa afdalul ulumi bil itlaafi tawxiidu rabbina ala ittilaaf li gën ci xam-xam yi mooy tawxiid kon lii mu ci leeral ci Mawaahibul Quddus ndax téere Sëriñ Tuubaa yëpp damay wax ne Masaalikul Jinaan ak Mawaahibul Quddus bu ci ne fees na sëkk àdduna boo doon war téere yi nga xam ne moom lay jàng tey di ko saraa muy tasaaroo mën naa dem bu am lu mat ñaar fukki xaaj ci buñ ko saraa dañ ko war a defee am nañ ci xalaat ci ay Rawdu Rayaahiin ci xalaat at mu jot ñu seet ci téere Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne da ko taalifaloon ngir bëgg ñi ni jariñoo ko ñu génne ci benn téere def ko ci mbindeen yi nga xam ne àdduna sépp danañ ko mën a def waaye ñu saraa ko ba ñëpp mën koo jariñoo mu dugg ci benn xaaj bu am solo boo xam ne dama koy fàttali ndax dafa wax ne bi muy leeral al qudratul iraada dafa am suñ kilifa bu baax bu ko daay firée dafa daay firée al qudratul iraada dafa mel ne dafa mel ne taw bi ak wàcce bi nee na suñu borom waxtu ne am na kàttanu mën a taw waaye nag li fi iraadatu am neen taw bu sotti loolu mooy lu doon leeral ci diggante al-qudrat ak iraada ak mboolem melo yi nga xam ne suñu borom da ko tënk ci Mawaahibul Quddus kon ci jeexal rek mooy di soññu taalib yi yëpp di leen gërëm ci nii nga xam ne dikke nañ ko ci jataay bii ci maa ngi ci waxtaan ak Cheikh Ahmadou Bari Mbacké Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne moo nekk sama wet waaye ñu ngi sant bokki taalib yi yëpp maa ngi nuyu soxna si nga xam ne moo doon wax léegi ci soxna Maguette Sylla ci abiyaat yi nga xam ne Serigne Moussa Ka def na ko ndax kooku mu njëkk a tudd di Serigne Babacar Jaxate mu Xaalima Jaxate keneen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la daa wax ne képp koo xam ne dem nga ba weesoo dégg dëgg wala kenn dootu la wax dëgg xëy na lu neex rek ngay dégg sa bopp nee na da ngay fexe ba wér di ko diglu bu nekk sa sëriñ moom bay di Serigne bi Jaxate Serigne Moussa Ka rek dafay xar baaxi Serigne Touba ndax li ci ëpp solo dëgg-dëgg mooy bari na ci xar baaxi Serigne Touba yi ak ay jeexitam ak i jaar-jaaram yoo xam ne bu ko Serigne Moussa Ka woytoon ndëgg ni nit ñi duñ xàmmee ba am ay léeb wala dëgg la kon moom ñëpp ko amee ñu ko ñu gën ñëpp ko war a sant bu baax kon nag ñuy digal bokki taalibe bi yëpp ñu gën a farlu ci jataay yi ndax bu ngeen gisee Cheikh Sidi Moukhtar wax ne nañ koy defe nii dafa bëgg nit lu muy yaakaar di ko topp te muy dëgg ci moom dafa war a xam lu mu doon te bañ a doon rek ngëm koo xam ne innaa wajadnaa aabaa'anaa alaa ummatin waaye nit dafa war lam gëm ndax ngëm-ngëm doon di caaxaan ci nit kon Serigne Touba bi ñu yaakaar topp ko yaakaar ko àddina ak alaaxira dafa jaadu ñu xam li nga xam ne bind la ko jaadu ñu xam li nga xam ne wax na ko ak li nga xam ne bëgg na ak taalibe mel ni kon nag nañu xam ne Serigne Touba mësan noppal guddi bëccëg waxtu ne danaa jàngale danaa wax ne waxtaanu ma damay jàngale njàngale moom daa def nag moom la ñii fi nekk di tas ngir bëgg mu am ay jeexee ci nit ñi mën di ci xalaat mën koo jariñoo mu jariñ leen seen adduna jariñ leen seen àllaaxira néew na lool boo xoolee ci téere sëriñ bi néew na lool Sëriñ Tuubaa fu mu mës a sëlma refaje te waxtaan ak nit ñi wala mu sëlma tisbaar ci jàkka ji te waxtaan ak nit ñi wala takkusaan wala léeg-léeg sax gee kon waxtu ne léeg-léeg ñu toog ba xaaju guddi te ñu wax Sëriñ Maalik Njaay moo daan woote ca bu fekkee njariñ la wax ne ku tedd ki ne ki ñuy xet li ne waxtu sang bi na ko ñëpp daje kon loolu daanaka mooy jataay yii ñu bàyyi ci xel te am ci ko seen la ma waxoon ca ba ñu tàmbali waajal màggal gi rek ci mbaaru Daaru Xudoos ñu bañ koo defee puukare bañ koo defee ak wanewu bañ koo defee ak bëgg àdduna bañ koo defee gis leen ma ndax yooyu yëpp day yàq jëf te lépp loo xam da nga koy jëf di ci séentu tuyaaba di ci yaakaar ngërëmu suñ borom di ci yaakaar ngërëmu suñ Tuubaa na nga fexe ba sellal jëf jëf kon ñi nga xam ne ñooy ñi koy diglu itam nañ xam ne dañoo bàyyi seen temps te mooy seen waxtu te waxtu Serigne Touba am na fu mu koy misaale
wax ne gépp nooyi goo xam ne doomu aadama nooyi na ko rek dafa mel ne wurusu gànjar la wurusu gànjar la kenn du ko jënd ak neen kon nag ku bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi wala nga tëj sa liggéeyukaay lépp ñëw diglu suy waxtaani Sëriñ Tuubaa boo dikkee nañ ci am posture te xerawlu ko te boo fi jugee itam boo mënta jëfe lépp nga fexe ba bu doon ñaari jikko wala ñett nga jëfewu ci comme yàggee sa lépp dana baax kon nag ñëpp am posture fan yi nga xam ne lañ fi daje itam muy suba ci altine talaata ba ci àllarba ji door a waaj jëm ci bisu tedd bi di màggal gi bëgg na ñëpp itam ci ngoor gi fa 3 heures jot képp koo xam ne mën nga ko rek nga ñëw diglu si waxtaan yi ba booy màggal nga xam la tax a jóg boo demee itam xam la nga fay fekk boo ko jógee itam mën faa jël yóbbal ba ngay seetlu di ko yaakaar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan day cee ngërëmu suñu borom day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne képp koo liggéeyal te am ci ko seen da nga dajee payu suñu borom àddina ak laaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dama am lu ma fàtte lu ma ñor lool lu ma bëggoon wax mooy nañu fexe ba gën a sàmmoonte li nga xam ne mooy principe yoonu murid fexe ba modernisation yi ñuy wax ci àdduna na fexe ba bañ a yàq suñu cosaan loola nag damaa gis ci jataay bi ay benn yoo xam ne dégg naa bu ñuy wax ñu tàccu loolu àdduna indi na ko waaye yoonu murid kenn xamul kon nag loolu maa ngi koy ñaan ci tari bi yëpp ñoo xam ne jataay bi jataayu diine la du jataayu adduna du jataayu politique nañ fexe ba gën a am posture ci li ñu def loolu maa ngi ci sant ci tàllal leen suba bi ñëpp lañ fi teel a daje 3 heures ñëpp daje fi ñu déglu waxtaan yépp ba keroog bis bi nga xamante ni ci sëriñ bi ñaanal ñu waajal man màggal gi jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm ñu may nag sëriñ bi mu génn naan ñu ngi sant bu baax presse Sénégal Bâche ñu ngi sant bu baax waa Hizbut Tarqiyyah jërë ngeen jëf ñu ngi sant mboolem organe de presse yi bàyyiwuñu kenn. mbokk yi Oustaz Malick Ndiaye mi ngi leen di nuyu di leen sargal te di wax jërëjëfe Serigne Touba man loo xam ne moo tax ma ñëw fii tey livre la boo xam ne man maa ko bind 1992 waaw 1992 ñaata at la moo ñaar fukki at 1992 jaaxle moo am fii si biir Sénégal jaaxle bi lu mu wund mooy ñi nga xam ne réew mi dafa amoon ci ñoom yaakaar muy ñi nga xam ne dañoo jaaroon ci école yi ñuy wax école tubaab yi am ay licence am ay brevet am ay baccalauréat am ay doctorat ak lu doy ci xam-xamu pegg boobu dafa mel ne que jafe-jafe yi ñépp foogoon ne mën nañ koo régler antuwul waaw waxtaan boobu en 92 képp koo xam ne fekk nga ko mënoo ko fàtte waaye 92 dafa am beneen mandarga bu feeñ ci société sénégalaise bi mandarga boobu mooy ñi nga xam ne ñoom jaaruñu ci système scolaire bi maanaam jaaruñu ci école tubaab amuñu baccalauréat amuñu doctorat amuñu licence nekkuñu professeur université te jànguñu tubaab ñooñu dafa mel ne que réew mi bu suruxul ñooñu ñoo tax ndax seen pas-pas loolu man moo ma dugal ci débat bii livre bi les moodu lañ ko tuddee ne développement mënul am Sénégal te moodu yi dugaluñ ci seen loxo livre bi léegi nii boo ko doon wut doo ko am parce que dafa épuisé waaye li tax mu épuisé nag c'est que dafa
duut baaraam fi mu ko waroon a teg maanaam que système d'enseignement bi ak système mu jikko yi ak système mu tàggat yi dafa feebar. sociologue yi bi ñu demee ba étudier affaire boobu am na ñu ne oui yéen li ngeen di wax lu leen neex rek ngeen di wax débat yu tar ci biir université képp ku nekk université temps boobu xam nga débat boobu sur l'informel ñu ne informel bi mënul développer tous mënu fi développer dara ndaxte ñii jànguñu amuñu xam-xam mënuñu bind mënuñu lire xamuñu A xamuñu B. intellectuel yi dem def recherche ni leen nag foofu ngeen juumee parce que ñii dañ leen a ngemb te dañ leen a sol te dañ leen a tuuf ba ñoom bu ñuy yëngu dafa am leneen loo xam ne yéen ñi jàng tubaab kese du ngeen ko gis. loolu mooy débat bi fi am en 92 91 rax ci dolli nag ñu gis ay acteurs yu bees ci système social bi. temps boobu la UNACOIS génn li may wax ni xëy na gone guy door a jóg du ko xam mais ñi ko fekkee xam nañu ne li yëngal dëkk bi fii temps boobu du parti politique yi li yëngal dëkk bi mooy mouvement social bi te mouvement social bi ñi ci joué rôle bi gën a am solo mooy ñoom Alaaji Dame Ndiaye mooy ñoom Serigne Dia Ndongo mooy ñoom Moustapha Lo mooy yi ñu doon wax moodu yi jànguñu ani B ak waa Touba Sandaga ñoom Serigne Gueye ak ñooñu ñoo yëngal fii yépp kenn du ñoom kon rek problème bi ñu waroon a régler te muy problème de société en 92 mooy loolu naka la mun a nekk ñi jàngul dara di yëngal di defar di liggéey ba Parcelles Assainies bu ñuy wax Parcelles Assainies tey mu nekk ville nouvelle kan moo tax le président du CNP Youssoufa Wade moom moo ne Parcelles Assainies bu taxawee moodu yi ñoo fa investir 600 milliards te 600 milliards yooyu dévaluation bi ñëwagul woon loolu moo fi yéeme woon na mais du ay jàng du ay professeur du ay avocat du ay président de ceci du ay ministre déedéet situation boobu moo fi am biñ ko analyser ñu ne fii am na lu xew ñu ne en réalité am na lu jaar ci daara yi am na lu feeñ ci daara yi te ñooñu enseignement yi nga xam ne Xaadimu Rasuul moom moo def protocole bi def programme bi moom moo jur loolu waaw loolu mooy actualité Xaadimu Rasuul mais actualité Xaadimu Rasuul du rek dañuy ñëw rek di def ay célébration du loolu de actualité Xaadimu Rasuul mooy bi réew mi demee ba bëgg surux parce que élite yi jàng tubaab jàng anglais jàng chinois jàng russe jàng laa dañu dem ba lajji ba yonjax comme ni ko sëñ Abdou Aziz Sy doon waxee ñooñu bi ñu yonjaxee lu tax réew mi daanuwul mooy dafa am benn doole boo xam ne ci sunu biir la jógee doole boobu nag Xaadim moom la sosu loolu moom mooy débat bi fi am waaw kon bu ñuy waxtaan tey ci actualité mouridisme dafa am foo koy des ak foo xam ne doo ko fa des fi nga koy des mooy mouridisme du rek ay idée force sociale la en mouvement maanaam xam-xam bi nga xam ne Xaadim moo ko jëli faram-fàcc ko toggaat ko defaraat ko xam-xam boobu dafa ñëw dugg ci biir nit ñi dugg ci ñoom saf ci ñoom dindi rëy dindi gaaw a mer dindi énervement dindi ay ñaawteef yu bare yoo xam ne nit daana ko def fii ñu koy gis muy ki kaññu muy ki nga xam ne foog na ne moom rek la lu baax moom rek la yelloo ki nga xam ne dana jël lu mu moomul ki nga xam ne dana fekk ki bëgg a dee du ko dimbale mais daf koy jéem a seet poos bi ci nekk mu jël ko kon jikko yooyu moom la daara murit yi Sëriñ Tuubaa samp dindi ci nit ñooñu ñu di ko transmettre de génération en génération ba dans les années 70 bi sécheresse bi ñëwee ñu ne waaw comme mbay mi doxatul nu ñuy def ñu ne nan dem ca taax ya kon 1970 ak sécheresse boobu
lu am solo la parce que boobu la kaw-kaw yi sama mbokk kaw-kaw yi moodu yi ñu leen di wooye ñëw ci taax yi nag coloniser ko 20 ans après ñoom ñoo maîtriser fii yépp sama camarade du lébu yi ñoom dañuy gis fii ay biteel ñu bàyyi ko fa moodu bi ñëw rek jël saagam rek jël biteel bi rof ci rek dem jaay ko di ko def métier yoo xam ne waa taax yi dañ ko doon xeeb ñu def ko mooy jaay bant mooy jaay ay carton lépp métier yépp booba la ñu xam ne am na fi phénomène bu bees parce que lan la Sénégalais yi doon def ci taax yi bu ñuy ngénte dañuy jël xaalis bu bare léeg-léeg sax dañ koy leb rek ñëw ngénte le lendemain ñu dem naan naar bi waaye dimbale ma rek nga jox ma waaye lu ma dépensoo parce que démb ko ku def lu mu mënul moodu bi niñ ko yere ci daara yi li mu indi mooy koom-koom kon koom-koom bi ñu tuddee xel koom te mu dox ci moodu bi lañ ko njëkk a appliqué bi mu ñëwee ci taax yi xaalisam du ko yàq fonctionnaire bi dafay jël lu mu moomul dem taxi benn jabar bu amee avancement takkaat ñaar bu amee projet bu ko romb mu kobas ko di dem ba nga xam ne li waroon a dem ci réew mi daf koy yàq du ko investir moodu bi moom ñëw ak ni ko sëñ Touba ngembe ak ni ñu ko yaree ci daaray tarbiya yi naa ci dellu si moom muy koom di dompat di temp ba ni ko cas waaw loolu mooy révolution bi am à partir du moment où waa UNACOIS yi te man xam naa leen ñoom xam nañ ma parce que ñu ñoo nekkoon UNSAS waaw kon unité d'action bi UNSAS ak UNACOIS doon def kooku du neen ay force sociale ñoo dajee te benn force sociale bi gën a moderne ci Serigne Touba la jógee c'est ça la vérité kon moo tax ma ne pour daaneel ci point boobu actualité de Bamba lan la actualité de Bamba mooy ñi mu tàggat ba jox leen jom ba jàngal leen nit nu muy doxee nu muy taxawee nu muy jullee nu muy bëggee boppam bëgg réewam jàngale boobu réerul ndaxte moom moo sauvé réew mi mais jàngale bi nga xam ne moom la tubaab bi def mais camarade jàngale boobu daf ñu wor dafa wor réew mi donc crise du système éducatif boobu moom mooy élément dominant bi à partir des années 80-90 bi léegi jeexagul waaw kon nag le défi de Serigne Touba bi nga xam ne man bu ma analyser lii ba pare fii ñu bare mën nañ ma seede man dama dem Touba Sandaga ma wax ma war a waxal ma dem yàlla na ko yàlla yërëm ci Serigne Sall waaw wax ak moom Tafa Sène Moustapha Sène dem Pàkk Lambaay wax ak gars yi yépp def nañ ko ci livre bi du livre cuune livre enquête la de terrain bi ma jógee foofu ma dem Casamance parce que boo gisee moodu yi Dakar foog nga fekk leen fu dul Dakar ma dem Casamance dem Bakel dem Matam foo tourner rek fekk leen fa ma jógee foofu dem Touba temps boobu enquête yi marché Ocass lañ koy wax melul woon ni mu mel nii de temps boobu nga enquête waxtaan boobu nga gis ne dafa am benn esprit entrepreneurial mais esprit boobu fu mu jógee ci Serigne Touba la jógee esprit boobu ci Serigne Touba la jógee ñi koy bañ bare na parce que ñoom xuloo nañu ci livre bi intellectuel nag ne leen day xuloo nañ ci livre bi lu bare ba ma cité leen dañu ne jógewul ci Serigne Touba man leen waxu leen dëgg moi je vais vous donner les preuves que ñooñu du neen dañ leen tàggat boobu moo indi débat bi su daaray tarbiyu du débat bu nen débat boobu moom moo wone naka la ñu tàggatee ay doomu peuple bi
ñoo xam ne dañ leen jox sëriñ bi wala ñëwal seen bopp débat boobu moom moo indi daara yi intellectuel yi ci bind bare na Bassirou Dieng bind na ci mi ngi nële ak ñeneen ak ñeneen révolution boobu moom dafa am fu mu sukkandiku nag boo analyser moodu yi rek doo pare ndaxte moodu yi boo leen gisee nu ñu defee Sénégal ñenn ñi dañuy ne moodu yi de toute façon ñoom duñu sàmmonte ak yoon ma ne ma dem ci comité faculté des lettres kooku le professeur Ba moo ko jiite woon jox ma paas ma dem Marseille boulevard d'Athènes ñenn ñi xam nañu boulevard d'Athènes foofu la moodu yi dañ nekk ci Marseille ma jóge foofu ma dem Paris ma jóge Paris dem Washington jóge Washington dem New York foofu laa xamante ak milieu moodu yi surtout les moodu d'Amérique booba bi ma demee ma laaj police de New York ma ne leen léegi sunu gaañ yi ñoom ndax danañu respecté yoon boobu la ñoom ñoo njëkk a wax ne sénégalais yi ñoom mën ci respecté yoon ma ne ko ah bon mu ne ma ñoom amuñu benn problème ci yi nga xam ne dañ koy aaye xam ngeen débat boobu amoon na sénégalais yi doon nañu woon dugg ci lu ñu leen dugal lu woon te boo demee ci avenue yi da nga leen fay fekk ñuy liggéey du matin au soir léeg-léeg gars yi dañ naan mais vraiment les sénégalais là c'est bizarre mais comment peuvent-ils être dans la rue du matin au soir ma ne dañ leen tàggat dañu rocci ci ñoom jikko yi nga xam ne da ngay tiit moodu bi amul tiit amul yenn affaires yi ak yooyu kon analyse yu wér léegi nag ñu complété ko par l'Afrique ma dem Côte d'Ivoire man boobu laa njëkk a dem Côte d'Ivoire ma dem Gabon boobu laa njëkk a dem Côte d'Ivoire boobu laa njëkk a dem Gabon pour vérifier jikko yi gars yi wane fii ndaxte fii rek la wala bu ñu génnee dañuy soppeeku loolu moom moo jur enquête yi nekk fii kon à partir de ce moment-là mais le grand problème mooy ñun lan moonu dal parce que boo amee or bu mel noonu ci système d'enseignement mu tàggat mu mën a def koom-koom mu mën a ñeme coono jub ak yooyu ba pare nga ba koy def leneen c'est que lu la dal yaa ko def sa bopp man booba laa intéressé wu Massalikul Jinaan waaw xam nga nag fii nag moom intellectuel yi gars yi ni ñu dugalee ci ay Voltaire rek ay Montesquieu ay xawma général de Gaulle ak ay noonu la ñu formé mais Massalikul Jinaan man bi ma ko découvrir dama dem Amérique sama benn cousin bi Sidi Albouri la tudd moo ma ne mais grand affaire bi est-ce que lire nga ko yow nga yaa ngi ñëw toppatoo affaire moodu yi mais kii baa ngi nii moom ma ko jox en anglais bi Sidi Albouri la tudd moo ma ne mais grand affaire bi est-ce que lire nga ko yow nga yaa ngi ñëw toppatoo affaire moodu yi mais kii baa ngi nii moom ma ko jox en anglais ma lire ko après ma ñëw ma ne il me faut la version gars yi ni ma sëñ Sam moo def version bu français bi ma jël ko loolu man moo ma indil ma def un article bu ñu génnee dans une revue scientifique mooy Massalikul Jinaan ak pédagogie bi nekk ci Massalikul Jinaan kon man loolu moo tax ma ñëwoon sinon man naru ma woon ñëw man du ma ñëw di célébrer damay ñëw pour ñu débattre sëñ Touba dañ ko soxla tey lañ ko gën a soxla mais leçon yi lañu soxla du célébration bi sëñ Touba kenn du ko takkal ay jax déedéet kooku du sëñ Touba leçon yi moom lañu soxla léegi boo bëggee jàpp leçon yi dëgg-dëgg man dama dem bi ma liggéeyee ci Massalikul Jinaan Moustapha Souran mii di professeur bu ko fàttewul moom laa ko njëkk a envoyé waaw muy article moom laa ko njëkk a envoyé man ko mais prof man nag dama doon gëstu nii rek affaire bi mais man affaire bi doy na waar parce que modernité bi nekk ci Massalikul Jinaan écrit au 19e siècle man jaaxal na ma parce que nu muy defee citation yi maître yi nga xam ne seen ouvrage lay kii moom dafay cité ma ne ko mais ñun en l'an 2000 ay yooyu mais ñun nii la ñuy cité loolu moo nekk ci Massalikul Jinaan
donc kuy def doctorat wala leneen da nga xool Massalikul Jinaan da nga gis appareil de citation mooy lan tous les grands maîtres même le débat Ibn Rushd gars yi def nañ ko ci gannaaw document bi donc c'est de la haute philosophie également c'est de la sociologie c'est de l'anthropologie kon Massalikul Jinaan man bi ma ko découvrir dama yéeme ma ne lii de man bon def naa am naa problème waaw mais man lu ma sauvé mooy bi may jàng kokki sëñ mëtloo ñun lañ ko doon wooye mëtloo man moo ma jàng arab mëtloo doomu sëñ Saxiir Loo ñu bare moom moo leen jàngal arab man moo ma jàngal arab ma dem rek jëndi ay livre nag commencé waat parce que boo demul jàngi arab bi yu bare dana la rëcc absolument c'est ça le grand problème parce que c'est vrai ñun xam nga sénégalais nag léeg-léeg dañuy xasante ci suñu biir xam nga am na sëriñ yoo xam ne daanaka jànguñu arab noonu parce que xamuñu tellement grammaire bi parce que grammaire arabe bi dafa saf-saf ah dëgg la wala dëgg dafa saf-saf waaw te mënoo ñëw nii rek mun nga tari lépp ba mu jeex waaye alxuraan ngay tari de grammaire bi ay règles scientifiques la Aj Malik doon na ko jàngale sëñ Ahmed Lamine Diop Dagana doon na ko jàngale ak ñeneen ñoo xam ne sëñ Bousso cité na leen mais arabe boobu moo ko li ñuy jàngale science Amérique ak feneen ñoo yema langue moom langue la langue scientifique règle de grammaire yooyu boo jànkoontewul ak moom yu bare dana la rëcc parce que xaadim et foofu nag laay daanelee parce que man texte bi ma waroon def jox naa ko sëñ Sam Bousso envoyé naa ko comme dañuy tënk rek dañuy tënk mais man damay tënk ci li ma bëgg ñu débat xam naa duñ ko pare tey mais dañ koy continuer ci sama gis-gis man le fait que sëñ Touba jàng arab ba mën arab loolu moom moo ko may moom mu mun a jël kàllaama bi ba di ko interpréter parce que boo mënul interpréter Coran bi à mon avis kii bi nii doo ko mën a bind Massalikul Jinaan doo ko mën a bind soo ko mënul interpréter ci arabe nga lire ko bind ko doo ko mën a interpréter parce que doo ko mën a def parce que effectivement qualification intellectuelle la plus haute la au plan de la philosophie au plan des règles de rhétorique au plan de la grammaire que connaissance yu mu nécessité ku nangoo jàng toog wéet gore moo ko mën mais gore ak kan ak boroomam waaw gore ak boroomam ça c'est le ku képp kuy woote sëñ Touba na nga jël affaire boobu boo wéetul nga jàng jëm ci sa boroom doo dem parce que précisément Massalikul Jinaan bi nga xam ne moom moo fondé pédagogie bi ñuy tàggatee nit ñi ak bi ñu leen di yare xaadim boroomam waaw man nag Njaay man mënuma loolu de xam naa ne la plupart d'entre vous la mënuñu loolu parce que moom moo ko ñeme moom moo wéet ba yàlla boroomam nangul ko kon ku ne la xam li mën li mënul alors relation boobu man ndaw dama ne léegi man il faut que ma dem ma xool Coran bi lu nekk ci biir parce que xam nga ñun jàng nañ alxuraan yi ñëpp jàng nañu alxuraan mais en général njàngu gumba la ñuy jàng de njàngu gumba la de maanaam même boo ko mënee lire âge boobu mënoo ko faram-fàcc ce qui fait que léegi boo jëlee yaa ayyuhal muddaththir qum fa anzir mais bala ngay andir nga jàng ce qui fait que surat boobu boo ko liyeewul ak surat précédent bi iqra bismi rabbika alladi xalaqa doo dem ñaar yooyu ñoo ànd d'ailleurs maintenant boo xoolee ordre bi kooku nag dama koy tax ñi nga xam ne ñoom ñoo ma gën a jàng ñoom laay posé question bi te yàlla nañ ma ci tontu parce que man bëgg naa xam affaire bi nu mu demee boo ko posé lu mu lay jox mooy le fait que al alaax bi ci tegu di almuzammil bi ci tegu di almudassir ñooñu dañoo rangale mais boo jëlee léegi livre bi nga xam ne mooy publication bi alors effectivement y a un affaire boo xam ne nag gars yi def études yi nañu leeral loolu parce que du toppante soo jëlee
le livre qui est notre référence à tous Sëñ Touba on doit considérer que lire na n'est-ce pas ba mokkal ko parce que kenn du moom léegi ordre de révélation bi sourate bi dañ ko noté ci livre bi Pré-Hégire numéro 1 mais boo xoolee livre bi sourate bi 96 la waaw léegi boo bëggee mu toppante il faut que nga jël 96 jël 68 jël 73 jël 74 jël 01 mu jox la Fatiha bi mais Fatiha bi c'est pas le premier dans l'ordre de la révélation premier bi dans l'ordre de la révélation c'est pas Fatiha et je suis persuadé que donc moi c'est mon analyse def naa tableau bi mu nii parce que ça c'est le tableau de l'ordre de par la révélation et je suis persuadé que Sëñ Touba a travaillé avec l'ordre par la révélation parce que ordre par la révélation bi moom moo lay mettre directement en rapport avec le Seigneur nga jëm ci moom au lieu nga jëm ci nit ñi maintenant boo paree jëm ci moom ba egg ba pare ba comme ni mu ko waxee moom nga seey ci moom comme suukar ni muy seeyee ci ndox mais effectivement bu boobaa nag mën nga dellu ci nit ñi waaye nit ñi boo delloo c'est pas pour wax ak ñoom nii ay puukare ay sama jabar ji ay sama tabax bi ay sama ñaareel bi non non c'est pour yóbbu leen ci yàlla waaw yóbbu leen ci yàlla kon y a un double mouvement premier mouvement bi mooy nit ki boroomam foofu moom tu es tout seul parce que amul banqaas te boo jàngul doo dem yow yaak moom rek la mais boo demee ba mu nangul la da ngay dellu ci nit ñi mais da ngay jël nit ñi nga yóbbuwaat leen ci kaw kon man loolu moom moo tax ma ñëw c'est-à-dire que nañu waxante dëgg bi Xaadim weesu na fu ñu koy natt mais nañu nangu ñu gëstu bi ba xool affaire yoo xam ne mais mi ngi ci suñu bët lii man ñu ma dàq jàng rek ñoo fi nekk ay arab ak yooyu mais lii nañ ko leeral moi je suis persuadé que ordre publication bi baax na remettre mu ko en cause mais man je pense que li may Xaadim mu nekk Xaadim moom mooy ordre de révélation bi te ordre révélation bi ku ubbi kitab bi da nga ko gis ordre de révélation bi ak ordre kii bi bokkul ordre révélation bi ak ordre publication bi bokkul man jugé wu ma ndax baax na wala yooyu parce que man loolu ëpp na sama xam-xam man sociologue la mais boo defee constat bi da nga gis ne méthode bi Xaadim jël ordre de révélation bi la ordre de révélation moom mooy jógee ci nit ki jëm ca boroomam après jóge ci boroomam wàcc foofu la pédagogie est possible sinon la pédagogie n'est pas possible pourquoi mënul possible parce que boo demee ba dellu si boobu ngay mën a wax nit ki yan attitude yan jumtukaay lay def pour sellal moo tax alxuraan bi ne yaa ayyuhal muddaththir qum fa andir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka maanaam mbubb yi fa tahir wa rujza fahjur wala tamnun tastakshir wa li rabbika fasbir maanaam daf lay delloo ci ki nga xam ne moom moo la mais protocole baa ngoog protocole bi mooy na nga sell sa mbubb mi parce que daf ni sunu soppe bi muy Muhammad Rasulullah mu ne ko yow defaral sa mbubb mi fóot ko wala dara ah wala du noonu ah wasiyaabaka fa tahir mooy nga loolu mooy daal na nga ko seetaat foofu mooy commencement sellal bi pédagogie bi foofu la commencé mais boo jëlul ordre normal bi doo gis pédagogie boobu que moo tax ma ne Sëñ Touba kenn du moom kon fu may daaneelee parce que y a un problème de temps mooy man duma oustaz de man jàngalewuma Coran de man sociologue la mais comme gars ñi dañu dem ba xaw ñu réeral tuuti ñun tam dañuy dem ñu xool livre yi lu ci nekk ah oui dañuy dem xool livre yi lu ci nekk parce que y a un problème
parce que léegi Sénégal xoolal rek chômage bi ay yu bari question qui vaut la peine mooy enseignement de Khadim par rapport problème yi nga xam ne moom la jaamu yàlla di jànkoonteel tey lan la voilà la question. Et je crois que bu fekkee ne liggéey nañu enseignement yi ñu xool bu baax méthode bi benn bés dama doon waxtaan ak sëñ Abdoulaye Dieye yàlla na ko yàlla yërëm sëñ Abdoulaye Dieye ku baax la te def na livre il a fait un des rares livres pour expliquer itinéraire sëñ Touba Gabon ak yëpp ñi doon wax ay Lambaréné nag yooyu nañ dem ñu lire livre ab Cheikh Abdoulaye Dieye mu ne ma attention jeune homme boobu nag maa ngi door a génn université mu ne ma attention sëñ Touba waxul science rek ak action science religieuse la wax il a raison kon religion bi il faut nga sóoraale ko mais tey jii ñu bare bëgguñu religion boo waxee religion wala nga wax arabe sax ñu commencé di xam sa wet ah simplement parce que tout le monde le sait ay groupe ay franc-maçon ay groupe ay franc loolu ay lii ay laa dañu infiltrer société bi ba nga xam ne boo bëggee sax am diine bu sell mais c'est pas possible ça kon actualité Khadim c'est très sérieux parce que méthode bi mu utiliser c'est une sacrée méthode mais elle est trop sérieuse moo tax loolu dañ ci soxla ñu ciy bind ça veut dire ñu koy publier parce que mais moi je trouve que c'est pas normal que depuis Massalikul Jinaan bon je pense que il faut quand même ñuy publier lu ñu mën a utiliser c'est très important moi j'ai discuté avec des universitaires qui disent que ñoom murid lañ xam naa sax man ñoo ma gën a muriti fuuf ça c'est clair mais dama ne leen mais gars ñi yéen affaire yi da ngeen siy julli rek célébration rek ngeen di def mais recherche bi anamu judd bi baax na mais judd bi réglé wul affaire bi parce que judd bi c'est bon mais il faut que mu am écrit c'est-à-dire que ni gars ñi wéete bay bind di ñu bàyyi ay masalik ay jazawul sokoor ay yeneen ak yeneen mais loolu donc actualité Serigne Touba mooy daf ñu sas jamono bii nanu dem ñu xoolaat affaire yi ñu xoolaat méthode boo xam ne joxe na ay preuves mais kooku atte na boppam la méthode est bonne mais est-ce que ñun ñu ngi ciy liggéey par exemple dans les facultés de droit aujourd'hui mais Massalikul Jinaan n'est pas au programme et c'est un vrai problème dans les facultés de droit Massalik n'est pas au programme. Comment tu peux faire le droit dans un pays musulman de 95% plus te mënoo clarifier ne comme ni ko Amadou Bamba waxee dans Massalikul Jinaan que dans la société il y a deux types de relations benn relation bi mooy relation nit ak nit mais deuxième relation bi mooy nit ak yàlla mais le droit moderne fan la jógee mais ci relation nit ak nit la jógee c'est la version contractuelle tandis que relation bi nit ak boroomam mais kooku moom mooy deuxième bi koy compléter mais ñaar yi mënoo leen séparer donc tous les débats au Sénégal sur ce qu'on appelle la laïcité foofu la nekk kon gars yi nanu fagaru nag te nu ñemee affaire bi donc man waxuma ne laïcité bon na baaxul du loolu mais débat bi il faut que ñu xam Xaadim fi mu indi bul bi fi mu ko yëkkatee ba egsi ko il faut que ñu faram-fàcc ba gis ne kon on n'est pas démunis parce que laïcité bi ko occidentaux yi di jël mais ñoom dañ doon guerre seen bopp di rey ay dizaines de milliers de personnes di guerrante di boom ay nit mais fii kan moo fi gis guerre de religion ku ko fi gis na ma ko wax kon dafa am histoire boo xam ne sunu anciens maîtres yi ñoom ñoo ñu ko samp dans le dos ba pare di ñu nax léegi Xaadim feral nañu mais ñun est-ce que nangu nañu feral suñu bopp oui Xaadim feral nañu parce que élément critique yi et du point de vue théorique un des grands qui a fait la réforme protestante en Europe muy Martin Luther mais Martin Luther dafa dem jël affaire yi mu étudier ko am nu mu ko joobee génne ay affaire il est l'heure de la prière waaw kon nag bon nañ ko tënk noonu rek kon nag gaañ yi may tënk mooy kon nag jërëjëf sëñ Sam waaye nag xam nga sociologue dañoo bari wax de man bi nga may invité waxoon naa la ko kon léegi nanu góorgóorlu ñu wàññi tuuti
célébration bi mënul ñàkk waaye or bi nekk ci biir Xaadim dañ ko jëli parce que réew mi soxla na ko Afrique de l'Ouest soxla na ko le monde entier soxla na ko jërëjëf. jërëjëf may leen ñu benn minute ñu nos jóg bi may leen benn minute ñu nos jóg bi ndax dañuy julli ñun ñëpp incha allah dañuy noor ñu julli lépp ñu nos